أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذك بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الله تعالى كما صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أمن جعل خاص حروف الدكوة الرسول عليه الصلاة والسلام وفرقات جميع المؤمنين والمؤمنين آمين يا رب العالمين يا من حال وكان قد علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كل يا بحمد والشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا أخي يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البشير أذهبت فورا لسوان كل من ليس كالمؤمنين أصلا أذهبت فورا لسوان كل من ليس كمسلمين أصلا أذهبت فورا لسوان كل من ليس كمحسنين أصلا نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع جميع بالأمان حفظتنا به بالإسلام وتحفظ كل حن الملأ حدمت سيد البرايا أحمد والأنبياء ورسيا من قبدا خد الصلاة والسلام أبدا الله كما سيد من لم يكن إلى نبي خد الصلاة والسلام والأنبياء ورسيا من سنة على نبي محمد وآله صلى وسلم وسلم للمنتهى اكتب ما يشعر بلين نهاية خدمة تحبر يا سيد السيد وانا مختار يا باغي جل مختار نفس الوالسان في حبط هل الذي لك يهون ورابط اكتب صلاة جميل اكتب صلاة لجميل الأنبياء ورسل تسيوس كبير نافي صلى والسلام بيترام الله دب ولا عليه وصحبه كلام صلاة سي عاصم صمد على نبي رد مكايد الهداء إلى الهداية محمد نبي رد مكايد الهداء إلى الهداية محمد نبي رد مكايد الهداء إلى الهداية محمد نبي بركة سرين سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi sant yàlla suñu borom bu baax a baax di sant suñu sëriñ bi sëriñ Saliou Mbacke bu baax di soññ sama bopp di soññ bépp ndaw ak koo xam ne nii bépp murit ak jullit ku bëgg lu baax di la soññ ci wakkaa naqad anee naa nasar moomu nii mii day xasida jamono ji ndax foofu may jeexalee rek xasida bi des na lu bëree bëri foofu ma jeexee rudda makaay dal xidaa ilal xidaa yaa man xabaani wax ji li xidaa suñu borom jëla samay pexe noonu dellu ko samay noonu si biir xasaayit bi suñ tubaab intaan yéesir loxoom bii li ci taachar daf kul may totaachar suñu borom jàppandi lu julli lépp li jafoon kon xasida bi day xasida jamono bi xasida boo xam ne xasida buy faje aajo la bu lay musal say noonu bu lay musal si kuy def sax lu bon xasida bi boo koy jàngat dara du man sew dara nga boole ko sellal rek dara du man sew dara muy xërëm ak lu mën ci doon waaw barke Sëriñ Saliou xasida bii fi ma jaar ak moom yëpp mun moo ko doon wax fii ba heure bii sa suba du ma fi jóg waaw yéeme na tey xasida jamono ji daal wakkaan naa xam ne leen naan na su moom ku ko mënta jàngi del wut ku la koy jàngal waaw wala nga wut ko sax di ko fonk di ko toppatoo incha allahu rabbi njariñ kese la waaw kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñëw nag tey wax dëgg yàlla di indi yu am solo point yu am solo yoo xam ni nga koy indi tey pour waxtaan seeg askan wi ndax am réew kat boo ci nekkee boo gisee loo xam ne naqari na la soo ko mënta fajal sa loxo doo ko mën a fajal sa làmmiñ nga doo di fajal sa loxo waaw comme nag mënuñu koo fajal sunu loxo nag ñu jëm ko fajal sunu làmmiñ xam naa bu ñu ko yàggee dégg lépp dina soppeeku kon tey dañuy ñëw si point bi rek bu njëkk bi nag dañuy sant bu baax a baax Sëriñ Mountakha Bassirou la xalifa général des mourides di ko sant ci nii mu yore liggéey Sëriñ Tuubaa bi ak lislaam bi ak doxin wu rafet bii muy doxee Sénégal boo ko doon lim tey ju doo fi jóge kon lii dam mooy di ko sant te xam ne la Cheikh Abdoulaye Mbacke wax sëñ Mbàkke Madina rek na moom de sët Sëñ Tuubaa la boo xam ne ni tey sa bu Sëñ Tuubaa wàcce na jamono soppi toogaay waaw moo ne bi sëñ Mbàkke Madina wàccee liggéey daf ne ko ba si barabu sëñ Modou Moustapha bi am mag ñu ne waaye barabu sëñ Moustapha ñu koy toj liggéey mu ne leen bu ngeen yeexee sax de ñu def ko ci barabu Sëñ Tuubaa bi kon loolu daraje sëñ Mbàkke Madina amoon moom sëñ Abdoulaye jamono mooy doomu Sëñ Tuubaa moom xam na ko moom
mooy sëñ Mountakha Bassirou mi sëñ Mountakha Bassirou siggil na képp koo xam ne nii taaliba Cheikhul Khadim nga siggil mbokk mi sant Mbàkke ñépp nag moom ak sëriñ Amsatu bu sëriñ Soy bu sëriñ Amsatu bu sëriñ Soy boobu sax danaa fa ñëw si kanam ci leneen moom it wax dëgg yàlla ñun de bi sëriñ Saliou Mbàkke génn àdduna si saayir nii maanaam namm gi am li ñu namm si sëriñ bi daal si suñu am sax lañ doon jonjal ko mën koo compenser te loolu bëri naa ci morom am na samay wëllëre yu fa nekk samay xarit yu fa nekk bëri na ñu nekk foofu am na ñoo xam ne sax mënuñu la wax ne sëñ am sa si moom ni su ko jébbalu lim ànd ak ñoom sëñ Tuubaa la ànd ak ñoom sëñ Tuubaa ju raxul dara lii ñu naan journée xasaayid te mu tas si monde bépp sëñ am satu mu sëñ Soy bi mii moo ko fi indi ndaw ñëpp di si jariñu nag waaw di ci yokk maa ngi fàttale ko 2015 waaw 2015 sëñ soxna Baali Muntaxa mi moo fa organisé guddi àjjuma boo xam ne ñëpp teew nañ si keroog ndaje mi am na solo lool keroog sëñ Muntaxa sax dem na ba ne ñett téeméer fukk ak ñetti milliardaires sëñ Tuubaa yàlla ngeen ci bokk waaw boobu ba léegi nag ñu ngi si suñu bopp lool yaakaar naa wàcc ñu yoon wi ak ñeneen ña fa newoon ñoo xam ne ni xam naa ne si guddi àjjuma googu boobu sëñ Amsatu teew na fa sëñ Mountakha Bassirou boobu nekkul xalifa général sëñ Mountakha Bassirou teew na fa ak mbooloo mu bëri daal yaakaar naa jamono yooyu la bon ñu xam ne daal sëriñ bi rek moom loo ci mënti dégg moo fi nekk sëñ Mountakha Bassirou wax dëgg yàlla bi réew mi bëggee tàkk nee na leen réew mi du tàkk nit ñee tàkk boobu ba ma koy ñu bëri comprendre ñu waaye bañ demee ba xam ne nag affaire bi yéeme na ba mu ci duggalee loo xam ne la lépp seet kon sëñ Mountakha Bassirou ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm waaw di sant le président de la république président Macky Sall ndax Sénégal yi ñoo ko fal te Sénégal xamewuñ ko coup d'état Sénégal xamuñ leen fuqati am nguur Sénégal réew mu jàmm réew mu stable lañ ci xam kon ñoo ngi koy ñaan ci barkeb Serigne Saliou Mbacké réew mi mu yor ko si jàmm ak salaam ba 2024 bi nga xam ne moom la waxante ak Sénégalais léegi lii xew ci kanam nag xamuñ yàlla su borom rek moo xam mais loolu daal ñoo ngi koy ñaanal te yaakaar naa ne mi ngi ci góorgóorlu bu baax a baax Sénégal li mu wax nag barki démb ba ñëpp ku nekk di génn na li fi xewoon dut fi xewati man ne su doon mën a loolu laay wax effectivement am réew boo ko yoree da nga yokk sécurité bi waxuma la 6000 policiers waaye bu mënoon def 10 000 policiers sax du wàññi dara parce que tamit doo xam ñuy infiltrer mbooloo mi te moment boo xam ne dem nañ ba kenn mën koo maîtriser kon loolu dañ ko si sant bu baax di ko ci gërëm te ñi ànd ak moom nag ñu gën a góorgóorlu muy ministres yi yeeg directeurs généraux yi jéem a gën góorgóorlu jéem a gersu askan wi te xam ne askan wi sonn nañ waaw am réew neex naa lijjanti neexuta lijjanti boo dégloo askan wi rek doomu aadama yi seeni soxla à 100% kenn xamu ko yàlla su boobu leen sàkk sax wax dëgg yàlla dañu toog di ko ŋàññ waxuma la ak doomu aadama waaye nag ñu góorgóorlu suñu kemtulaay kàttan loolu daal mu ngi ko defee incha allah da ci am solo lool ñu jógee foofu beneen point ñu dugg si ànd soppi ndoxu Mbàkke bu ñu jógee si ànd soppi ndoxu Mbàkke dañuy dugg si troisième point bi santé nag tey daana pratiquement moo jël vidéo bépp moo koy jël parce que danañ wax si hôpital Magatte Lô mu nekk Linguère danañ ci wax moom lañ njëkk a jox danañ wax ci faux médicaments yi danañ wax ci hôpital Ndamatou ak scandale ba fa am sur les insuffisance rénaux ndax am na yeneen yu fi xew yoo xam danañ ko leer ba mu leer voilà yooyu daal danañ ko leeral baax incha allahu rabbi kon deuxième point bi ni ñëw si ànd soppi ndoxu Mbàkke muy liggéey boo xam ne nii boobu ba léegi ñu ngi kaas suñuy droit nekk ci li nga war a nekk suñu borom nag di ñu si suturaal bu baax a baax ba fi ñu dem yépp ñoo am ndam kon yóbbuwoon nañ CNO tribunal grande instance de Diourbel ba am si ñoom ndam ba ñu war def expertise ak waa Pasteur loolu nag ñu ngi ci lijjanti yi parce que Pasteur moom xam nañ ne ndox mi baaxul am na daal yu si am ak suñu avocat ñoom danañ lijjanti loolu mais am na ñu dolleeg ci xeex bi lu mel ne Cheikh Abdou Bara Dolly député
dolleeku na si xeex bi ñu koy woone di ko ci xajal bu baax ab keneen ku mënti ñëw ñu ngi lay woo di la xajal te xam ne ñun benn feuille de route lañ yor mooy ànd soppi ndoxu Mbàkke c'est apolitique ànd soppi ndoxu Mbàkke la képp koo xam da nga bëgg a def te Sëñ Tuubaa tax képp koo xam da nga bëgg a def te département bi ñor la nga xam ne département de Mbàkke moo la faloon ñoo ngi lay woo kon yaatal nañ bunt na ñëpp ñëw Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly ñëw na wax dëgg yàlla daf na discours bu am solo xam na ne dana jàpp ci ndox mi bu baax a baax ak ñeneen nañu nekk en route xam ne ndox mi wax dëgg yàlla ndoxum Sëñ Tuubaa la ndox la moo xam ne bu ñu ko lijjantee màggal gi moom ku ne xam ne gan Sëñ Tuubaa yi fu ne lañ jóge kon ndox mi ñuy jéem a neexal fan yi yëpp waa Mbacke yëg nañ ko waaye nañ xamu ne loolu taxu ñoo jóg ñun ay provisoire taxu ñoo jóg li ñu bëgg mooy ndox mi lijjanti définitivement ndox mu ñu lijjanti définitivement moo ñu tax a jóg kon bëgg di neexal ndox mi pour bu ñu defee analyse ñëw xool ne ndox mi neex na loolu nañ xam ne waa CNO nañ xam ne loolu c'est des faux débats xam ne nit lañ ko séqal luñ mën tëral rek xam nañ ko kon xuux dàquñu li ñuy xeex xam nañ ko suñu àq ak yelleef la ñuy xeex nit boo ko téye plus pendant des décennies plus de 30 ans di ko jox ndox mu bon di ko fekk bu cher mu dem ba fipp xamal ne ndox mi day baax ba pare di ngeen ñuy dédommager ngeen ñu dédommager nag leen ñuy dédommager après bu ñu neex ñu def ko suñu hôpital yu mag wala ñu def ko leneen mais dédommager mu day ñëw ba pare ndox mi bu ñëwaatee dañuy xoolaat coût yi amul ay boo dafay ñaata mètre cube dañ ko yokk non yooyu c'est fini c'est terminé pour ça kon loolu waa CNO nañ xam loolu di woo waa Mbàkke yëpp lànk bañ a fay facture ndox quelle que soit la cité lu ngeen mënta gis forage bu ñu leen digg ak même bu ñu doon tuur ndoxum lema ngi nii sax lànk bañ a fay facture ndox li ñuy xeex xam nañ ko te xam nañ fi ñu jëm te fi ñu jëmee ragaluñ fa ñun lii waxuma la bañ ñu ko si ba Nations Unies parce que xam nañ yoonu ñuy jaar kon lànk bañ a fay facture te nga xam ne facture ndax même bu newoon 1 million bu kenn tiit du mujj fenn loolu waa Mbàkke képp neen xam tey leen facture yi bañ koo fay feeg dégg la waa ànd soppi ndox Mbàkke ne leen fay leen facture ndox yi bu leen ko fay kon loolu wàllu ndox mi foofu lañ fi yam beneen ñëw poste hôpital Linguère la fa xew ñëpp xam nañ fa wax dëgg yàlla c'est de l'anarchie l'informel yabaate li fa xew mooy loolu te loolu moom ci hôpitaux yëpp gis nga presque 2 ans yi nii mooy yuuxu hôpital Ndamatou gi li am Linguère moom hôpital la gis nga court-circuit bi ngeen di wax ni amoon na hôpital Ndamatou am na fa ñaari yoon boo xam ne malade yi hospital jot dañoo am na malade boo xam ne sax fa la jaaree wér ndax dañoo jékki-jékki daanaka sob diabétique bu sol dafa ñuy pousse bu génn sa biti lu garaaw te ngeen xam ne hôpital Ndamatou foofu di temps ci buntu ab kii moo fa nekk ab poste bu mag moo fa nekk poste bi nag lekkukaay la parce que directeur bi day toog ba si yàgg ne ne poste bi dañ ko war a defaraat 1 million lañ ci fay waaw génn seen benn 200 000 wala da jox ko ngay xool après li si des bul gis bul dégg waaw extincteurs yi ngeen di wax nii ci hôpitaux yi chaque année dañ koy jënd te jënd yi kat ba fa nekkoon 2009 moo fay nekk ba léegi mais chaque année hôpital bi dana jënd extincteur loolu moom ci hôpital yu bëri di yëpp nag moom ci hôpital yu bëri waaw di profiter si occasion di sant le directeur de l'hôpital madame Fawzi Makhtar Lo ndax ñun nekk fi kenn ku fi def lu baax dañoo dëkk diggante Touba ak Mbacké nekk système santé pendant 22 ans xam nañ li xew Makhtar Lo bi muy ñëw Daara yu Sarxe en 1995 96 weekend moromam mi di baali moom ak docteur Ahmadou Guèye Diouf orthopédiste morom mi di baali demal fenn danaa ñëw weekend vendredi samedi ba dimanche ngoon ñuy doog nit bi di consulter ndongo yi kon ñooñu lu ñu am rek dañ xam ne Sëñ Tuubaa li mu leen dencal moo ëpp loolu Sëñ Tuubaa li mu leen dencal mooy ëpp loolu am na si directeur yu baax ku mel ne docteur Ousmane Gueye te mu newoon Fawzeyni te léegi mi ngi nekk Ourossogui kooku taalibe la kooku doo ko dégg si scandale ak yeneen directeur yoo xam mën naa leen lim mais gis nga hôpital Ndamatou surtout hôpital Ndamatou dañ ko xool parce que gis nga hôpital Magatte Lô mais Magatte Lô man mii sama nijaay la ki waajuram bu góor Ngoy Fall ak Abdoulaye Fall mi jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baay sama nijaay la te ngeen xam ne Magatte Lô nekkutoon n'importe qui assuré na fi sax intérim Senghor nekk na fi ministre des forces armées Magatte Lô ministre des transports nekk na ko fi ministre de l'élevage nekk na ko fi président économique et social environnemental nekk na ko fi nekk na fi lu ne
keroog bi muy faatu ñu ngi rappelé wu c'était à je crois 99 wala na bi muy faatu avion moo ko indi Linguère la tëdd rakam di Moustapha Lo si gouvernement bi la nekkoon ñooñu ay jolof lañ ay noble famille royale la moo tax bi lii amee ay doomam ay sëtam dajale nañ xaalis bu toll si 5 millions ne dañ koy yóbbul hôpital bi oui bu ñu koy yóbbul samedi dañ koy yóbbu dimanche dañ koy yóbbu ci hôpital bi jàppale ko hôpital bi dañu xam hôpital bi dernière génération la hôpital gën koo rafet hôpital gën koo taaru mais nag dañ koy teg ci loxo yu wóor te ñu bàyyi promotion canapé yi nekk yi am ci hôpitaux yi ñu bàyyi ko moo am na si hôpitaux yu bëri promotion canapé yi am na ci hôpitaux yu bëri parce que am na ñoo xam ne sax ne loolu nanguñ ko mais man maa ko liir te sax ma xarit boo ko wax Jolof la nekk te du waxi caaxaan nee na directeur bi si moom bi muy takk gynécologue bi daf na ko bu ma la takkee indi la fi nga nekk gynécologue hôpital mais Abdoulaye Diouf Sarr daf noonu la war a def le ministre de la santé mais il faut que mais kii daf ko war a sanctionner ak yi moromam li président de la République Macky Sall wax nag liir naa ko léegi kontaan nañ ci nee nañ auditer hôpitaux yépp waaye président xam naa vidéo bi da nga ko liir ndax xam na fu ma ko jaarale sax moom da nga ko lire directement hôpital Ndamatou Moustapha Souran affecté nañ ko boobu ak léegi mën na 6 mois dafa war a dem te ku mérité woon nga jox ko hôpital bu bees dernière génération da nga koy jox jeunes yi doog di génn xam nañ les niveaux technologiques de l'information de la communication seen bopp yi daraa ngi si mais directeur boo xam ne koo xam ne am na presque 60 quelque li muy faj sax xamu ko ndilaar la nga bëgg ko jox benn hôpital bees loolu waa Darou Mousty si kuraa ko di nga ko nangu ay c'est ça la vérité yaakaar naa waa Darou Mousty bu ñuy bëgg dañuy bëgg si génération bees bi génn ñu jox leen hôpitaux yi ñu doxal ko ñun loolu lañ gëm kii sanctionné ko yóbbu ko feneen wala nga anticiper retrait mu abal ñu parce que Touba sonn nañu te gisee kii bu ngeen ci taxawul di ngeen ci gis soulèvement populaire bu garaaw parce que hôpital ba dañoo def seen benn comité sànn lañ def jël insuffisance rénale yi ñi nga xam ne dañu doon dialyser ñu ne voilà waaw mën jaay li muy wax essayé yéen a ko wax loo waaw gars yi na ko ñoo ko wax loo koy léegi xam nuñ def Fawzène lañ dem jël benn néphrologue foofu na ko léegi da ngay ñëw comme bénévolat dañ koy fay de man xam naa li ñu koy fay lépp le docteur Sawla li ñu lay fay xam naa ko ñëw na ko da ngay ñëw comme genre benn en attendant nekkate néphrologue bi dafa dem France jàngi xaw ma lu yeneen activité am la nekk la ñu ne ko léegi danañ xool le téel la sa place en attendant nga ñëw imagine toi di sacrifier ay nit pour téye place kenn nit mais loolu mooy li xew Linguère mooy xew feneen dañ ne ko demal France nga toog ñun danañ la téye sa place danañ xam ni ñu koy gérer gars yi fii dañuy wax rek après affaire day sedd léegi nag néphrologue boobu moo fay dem mais malade boo xam ne ni dañ na la centre néphrologie dialysé dañ na la centre dialysé boo koy defar dañ la wax lu leer dañ na la da nga war a am néphrologue sur place néphrologue sur place da nga ko war a am sinon dara du lijjanti centre dialysé boo koy def da nga war a am néphrologue sur place mais amoo néphrologue nga tëj centre bi c'est ça ce qui est normal soo amul néphrologue da nga war a tëj centre bi kon loolu mooy li wér li leen comité bi dem na si dialysé yi na leen voilà yéen sax bu ngeen noppiwul sëñ am soto bi nga xam ne moo ñu mayoon machine yi nee na day nanguy machine am waaw kooku ne nañ laaj ba xam sëñ am soto ko wax te sëñ am soto xam nañ ko bu baax a baax xaside bii nooru daare ni bii moo ma ko yónnee wakkaanaa xan alee naan na sunu moom nii ni bii gàmm 2015 moo ma ko jox moo ko jàng ba pare jox ma ko na ma féetewoo kon koo xam nañ ko bu baax kooku du dugg si caaxaan li muy def da koy def ñi taalibe sëñ Tuubaa yi sëñ am soto li muy def da koy def ñi taalibe sëñ Tuubaa yi waaw mais def ko ngir ay parloog nangam kooku sëñ Tuubaa rek ko ñor ak xasida yi kon nañ xam ne problème dialysé yi en Ndamatou réglé gut mi ngi nekk si problème yi ngand ba léegi nii seen comité daal lañ yor comité bi di wër su demee
napp dialysé yi wax leen na leen voilà bu ngeen noppiwut voilà de sëñ am sa ne day nangu machine yi léegi nag dialysé yi ñoom duñ mën a wax mais am na ñu leen waxal te loolu gars yi ñu ci liggéey boobu xam naa ne le plus rapidement possible danañ ko def ñu ngi waaj dañu wax point de presse point de presse mooy ñëw wax dem seen mais conférence de presse lañ def tey boo xam ne nii moom la ñuy préparé boo xam ne danañ woo commencé nañ ko déjà contact RFM ak Walfadjri rek seen kii ñëpp la ñuy woon même télé international yi nga xam ne nga base du Sénégal sax dañ leen invité parce que nag xeex boo xam ne ni yaa ngi koy xeex ñëw di la menacer boole ko vraiment jali di leen indil ay problème te un dialysé bu amul nefra un médecin généraliste mooy le docteur Koné la ki nekk foofu mais généraliste mënut a gérer loolu machine bu amee problème mënoo ko régler mën nga dialysé nit ki ba si biir mu am problème kon nag waruñoo jël benn nefra boo xam ne nii dafay ñëw nii rek bénévolat ne lañ wax mais dañ koy fay mais dañu ñëw dialysé moom bu ñëwee si dialysé daf leen man dañ maa jël comme bénévolat nii rek pour gars yi bañ ko teg pression quoi mais na ngeen xam ne docteur boobu dañ koy fay ñoom dañ koy fay affaire u tàppale la léegi docteur Sow boobu examum heure liggéey ay mercredi matin wala jeudi matin war naa jógee hôpital Fawzeyni ba nga xam moom nañ ko affecté état affecté fu directeur Matar Lo exa war na koo seetaan muy dem di liggéey feneen wala li ci ma am solo bu dee affecté dañ ko fa affecté ñaari defaral mi ngi foofu dañ ko fa affecté définitivement kon problème baa ngi noonu am Mato problème yi bëri nañ fa seen communauté laa yow communauté daal nañ wër di napp personnel bi di leen menacer di menacer maladie di yokk seen i prix communauté boobu li ñu yor si salaire kenn yoru kon loolu lu ko gën a garaaw amul bu dee hôpital Magatte Lô 4 bébés lañ déclaré moo décédé 2 bébés yi nga xam ne dañ leen évacué woon à Touba 2 bébés yi mujj nañ def kon 6 décès moom à l'hôpital boobu dama ne la c'est de l'informel pourquoi ma la c'est de l'informel xam nga dama c'est de l'informel mënuloo nekk de garde sa relève ñëwagut mënuloo nekk de garde sa relève ñëwagut nga quitté hôpital bi tëj bébé yi si benn salle ça c'est très dangereux xanaa loolu même bu lakk-lakk am asphyxie mën na la rey parce que ñu gis nañu plafond bi ay ardoise la ardoise ku ne xam ne lingeer ni muy tàngee day jël tàngoor loolu rek wàccee ci béj bi kenn mënut ko wax kooku nee nañ ma nag jox na ma information procureur bi jël na dossier en main te dana ko topp te médecin yi wër naan Abdoulaye Diouf Sarr li mu def na nañ noppi Abdoulaye Diouf Sarr li mu war a def war na koo def ay sanction te Abdoulaye Diouf Sarr lii Macky Sall def soo ko deful si wàcc nga jëm il faut nga ëttoo hôpital te nga jiite hôpital Ndamatou da nga fa jiitu ka fa nekk abal ñu diggante Touba Mbacké sonn nañu abal une bonne fois loolu mooy lu wér bu fekkee li day jëm si yenn faux médicaments yi faux médicament moom xam nga lan mooy faux médicament même bu garab bii baaxee faux médicament mooy dugg ci am réew te jaaroo procédure normale kooku rek déjà faux médicament waaye tey bu doon Touba tey rajo télévision yëpp gàndaaye nañ ko tey du Touba moo tax fi mu toll nii daanaka pare nañ ci loolu jot da ngeen xam ne nag dépôt yi nekk Touba yëpp da ngeen xam ne nag fan lañ jëlee garab médecin pharmacien yi leen di jaay garab kon loolu nag ngeen def ci attention man ne la médecin dépôt pharmacie yi nekk biir Touba da ngeen xam ne pharmacien yi leen di jaayee garab kon li ci am solo contrôle da ciy baax yenn saa yi contrôle xool bu fa garab boo xam ne nii comme yi ñu def si pharmacie contrôle ko périmé amee waaye nga sanctionné ko wala dara mais bu ñu ko tëjee population bi faatu waaw bu ñu ko tëjee population bi faatu parce que pharmacie officine seen médicament cher na te daana ma ne yi expo dépôt yi tamit garab yu baax lay doon dépôt yi daana comme yi pharmacie mais lu ñu ko war nañ ko war a contrôler teg lépp ci yoon loolu daal nekk na ci loo xam ne ni lu ci am solo la. bi loolu amee nag dégg naa waa hôpital Ndamatou def nañ benn comité bi woote na benn réunion d'urgence pour affaire Magatte Lô bi affaire hôpital Magatte Lô bi woote wax seeni wax ne extincteur ñoom extincteur lekkaay lañ ko defoon ndax keroog bi lakk-lakk bi amee fa amuñu extincteur ay ndox lañ ko doon si doon sot kon loolu tamit ñu xam ko dégg naa benn affaire bu am solo à Touba am na benn médecin yu ñëw bëgg a installer genre clinique pour les dialysés clinique néphrologique pour les dialysés dégg naa machine yi màggat lañu yor
kon ñoo ñu ngi leen yëgal na leen Touba du sën Touba Mbàkke du sën bu ñu yore seen machine màgg nañ xam ko jëmale te ñu ngi defar centre dialyse boo xam ne ni am na 35 machines suñ ko booleeg la nekk Fawzeyni ak la mokk ndaamaat problème Touba day réglé wu kon te ñooñu duñ fay daan kon nag dañuy indi loo xam day fay te nekkul conditions yu baax te loolu it vraiment loolu ministère de la santé nañ ci taxaw bu baax a baax te xam ne loolu lu yéeme la loo xam ne ni kenn waru koo seetaan kon nag fi may gën a tëjee rek mooy audition hôpital yi président de la République Macky Sall na ci gën a gaaw te recrutement yi muy def na njëkk ci hôpital yi am na ci matrone yoo xam ne ni am na ci agent sanitaire yoo xam ne am na ci infirmier yoo xam ne 20 ans ngi ni ña ngay liggéey te ñoo yor liggéey hôpital te kenn recruté wu kon biir hôpital yi ña fa nekk te état rek dañ leen recruté ba pare doog di recruté waat ñeneen loolu daal lañu amoon tey lu ñuy indi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf